alors je pense yéen itam gis ngeen parce que doomu aadama booy def lu baax dafay fekk ña nga dëkkal ñu wax ko donc ñu yar Pape depuis xale ci bu ñu jàngatee wax ji maanaam musique bi doon na loo xam ne ba muy nekk xale daan nañ ko ràññee ko ci moom et toujours les mêmes mots reviennent Pape dafa timide Pape dafa bëri sutura et c'est ce qui est important pour une personne alors mesdames messieurs chers internautes gis na ni ngeen xam ne noonu la ñu demee foofu ca ñaari tali bi ñu woowee yaayu Pape itam même témoignage la ñu wax waaye moom nee na li ko doon gënal moo ñu ñëw ñaari tali parce que fii la Pape yaroo mère boobu ngeen gis moo ko boot nijaayam boobu moo ko tatagal mère amee ñu noonu donc dafay baax ci ñi nga xam ne ñoo fekkee ñu wax mère Thiali itam am na témoignage yu ñu wax par téléphone mag yeeg ñoom ñëpp mënuñu woon jël ñëpp parce que suñu amoon lu ñu gënal ñëpp bëgg a témoigner waaye l'émission gëm naa ni du ci xaj waaye ku ci nekk rek am nga loo ñu wax loo xam ne mën nañu ko wax ci Pape Diouf alors dañu dem nag ba biir këram bëggoon nañu jël ki nga xam ne moo di Bébé Bass mais malheureusement dañoo fekkoon mu xaw a jagadi donc moom itam mënuloon wax waaye j'ai eu l'occasion ci li nga xam ne moo gën a rare maanaam kii liggéeyee ci biir kër bi Bébé sax daf ma tere ma wax jànq parce que jàppee wuñu ko jom jànq dañ ko jàppee comme koo xam ne rakk la doom la moom wax na j'ai eu l'occasion aussi ci wax ak ki nga xam ne moo nekk di garde buntu kër Pape Diouf ñëpp gëm xam ci gardien bien vrai que dañ may tere ma wax loolu itam ñoom dem naa ci meeru séeréer yi nga xam ni et je m'excuse sur ce nom ñoo nekk ci koñ ba Pape am ñu mu jëflante ak ñoom gëm naa ni Pape bu ko gisee dina ko bett loolu itam ñoom biñ ma gisee dañ ne ma il faut que ñu wax alors dañuy dem déglu ñooñu ñu wax et juste après on revient regardez vous-même. man fii lépp laa fi doom laa fi jarbaat laa fi parce que yaayam jabaram mën naa ni sama yaay la sama mag la sama lépp la parce que sëram ak sama yaay depuis xale ñu dëkk Yaraax waaw ñu xamee ko lu baax ba yàlla def boole kook Papa Diouf ma nekk fii këram. En tout cas, je suis un travailleur, lui, bon, pas aussi, bon, selon lui, pas comme un travailleur pour lui. Oui, parce que Pape Diouf, c'est quelqu'un, franchement, de très bien, qui calcule personne comme son travail. Il prend tout le monde comme lui-même. Quelqu'un de génial, quoi. Quelqu'un de très gentil, qui a un bon cœur, vraiment, envers tout le monde. maanaam Pape moom mën naa ni nit la koo xamante ni wax ci moom yomb na yombul parce que nit la koo xamante ni nit ak ci zéro faute nit ku amul défaut mësuñoo gis Pape xëy ak beneen kanam ku ci ne fu mu la fekk dana la fekk ba fi mu lay fekk fi ngay toggee ak fépp nuyu ñëpp jox ñëpp cër nag mësul wax dépassé nit benn kàddu lu rafet rek lañ xam ci moom baax mën a jàppale nit xaarul nit ki am soxla muy doog a ñëw seew chaque fois dooleem xoosam conseil mu ngi ñëw ci yow. Bon, Pape Diouf, lui, quand même, c'est quelqu'un bon, qui ne se prend pas bon, pour une star comme ça. Tu sais, bon, les stars aussi, il y a certains stars, même pour t'approcher d'eux, c'est tout un problème. Il y a certains stars encore bon, qui sont simples, qui ne se montrent pas tellement. Ah, Pape moom mooy nit ki nga xam ne safoo nañu yëg nañu faale nañu diisalul daraay àddunaam tey ci suba rek la dawal otoom ba fii mu taxaw wàcc veeram ndànk tàllal ma loxo te boobu maa ngi fële ti passé te loolu nit ku yëg nit rek moo koy def namuñu dara ndax moom lépp moom butéelu galaasam chaque jour fii la ñuy fekk lekkam léppam te bu ko neexoon mu ne ñii ay dox daje leen fii laa dajeeg ñoom surtout nit ñuy tooñe ci dëkk bi ay séeréer lañ duñu faale mais loolu fekk ko ci vraiment lu baax rek laa xam ci moom même jabaram bébé baax na oyof na yaatal na boppam léppam fii la ñuy fekk sama kër weeru koor gi ba ni mu toll su ma yeboo ne moo ma yor bi koor gi desee ñetti fan la ñëw këram ne ma waxal li nga bëgg ma indil la ko te loolu nit ku baax rek moo koy def man du ma def lu dul di ko ñaanal mu yokku ba yëg ko yal na ko yàlla jàppale ci li muy daw soutenir ko ak lu moo xam li mu bëgg ci àddunaam yal na ko yàlla defal mu xamee tam mii maa ngi koy ñaanal yal na dund ba am barke jàppale leen jàppale yaayam vraiment mënu ma wax sax ci moom ba sori sama xol dafa fees. mais xam nga Oudé nu mu la gisee noonu lay ëwalee mën naa ne soo ñëwee wane ñàkk fayda ci kër moom lañ lay téye man fii laa bokk sama kër parce que Papa Diouf danaan këram kenn ñëw fi pour liggéey ñëpp fi lañ bokk loolu lay wax ñëpp ay raqam lañ ay doomam lañ ay jerbaatam lañ moom lay dundee ñëpp moo tax fii leen loo xamante ne lu metti la parce que mën naa ne jabaram sama yaay la te man kër gi dañ maa jox cër torop muy ñëpp ba ci seen doomi Fallou mi raq Pape ñoom ñëpp dañ ma jox cër waaw. Ça quand même je confirme
Même à son insu, ça quand même, je peux me battre pour ça. C'est quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très gentil, très simple. Il fait beaucoup de bien pour des gens. amul sax wax lépp lu mu lekk ci këram suba ba ngoon ñun lekk nañ ko loolu moom yàlla seedal nañu ko ñun ñii dëkk ak moom yàlla mu ngi gis lépp lu waaye wax ci moom rek na doon lu dëggu. dëkkandoo yi jàmm ak salaam Papa Diouf bu sañoon añ bi muy añ moom la dëkkandoo yëpp di añ parce que ku ne salaamaaleykum xamul ndax añ am na wala amul defaral leen mu añ defaral leen lu lekk moo tax fii ñemewoo togg sax lu tuuti ñemewoo togg lu tuuti parce que ruus nga nit ñëw mu ne la defaral te fekk añ amu fi moo tax lu mu lekk rek bu sañoon moom la dëkkandoo yëpp di lekk. Bon, avec les gens du quartier, quand même, c'est tout le temps génial. Parce que dès qu'il vient tout de suite, il sort de la voiture, tu vas voir même les enfants, les jeunes crier Pape Diouf, Pape Diouf. C'est quelqu'un de très social, quoi. yaru noppi baax ubbeeku billaay wallaay nit ku baax la nit ku yëg nit. man dignité moo ma gën a neex mais Patra tamit dafa am souvenir boo xamante ni Patra boobu xale la waaye sama benn cousin papa dafa nekkoon ci kër gi amoon ku mu bëgganteel papaam woo ko Saint-Louis ne ko ñëwal may naa la jabar si moom nag laa gën a dégloo son Papa Diouf bu Patra da doon tëju si nekkam chaque fois di ko déglu rek. déggoo ma man sama MP mi ngi nii chaque suba moom laay déglu suba ba ngoon moom rek laay déglu macha allah. xam nga nit ku nekk soo joxee cër nit boo joxee cër nit da ngay bëgg ñëpp jox la cër Papa Diouf dafa jox cër doomu aadama muy képp ku mënti nekk dafa jox cër doomu aadama du manquer de respect nit jox na cër nit fonk na nit bëgg na nit. Bon, en tout cas, joyeux anniversaire à Pape Diouf. Longue vie, beaucoup de succès, beaucoup d'avancement. Je lui souhaite joyeux anniversaire. ma koy ñaanal gudd fan ak yokku ba yëg ko yal na ko yàlla jàppale ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di ñaanal képp koy mbokkam saa yoo xëyee neel amin Pape moom yokku rek ba yëg ko ca kaw ca kanam. non Pape moom dañ koy ñaanal yàlla musal ko si xeet musal ko ci làmmiñ parce que loolu mooy gàllankooru doomu aadama yoon bi mu jug nii rafet na ba pare ñu ngi koy ñaanal fépp mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale yàlla may ko xewal gu bëri gudd fan wér gu yaram ak mboolem jullit. asalaamaaleykum yéen waa Dakar Buzz kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di la gërëm laaj bi ngeen may laaj nag ci Pape Diouf dëgg yàlla dinaa ci sawar a tontu sama doomi ndey ndax Pape Diouf naa ne presque maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay amul dara loo xam ne nag lu ma réer ci moom la wala lu ma umpale ci moom ndax Pape Diouf depuis ñi xale ba tey maa ngi moom ñooy ànd nekk ay tuut tànk yàlla def ñuy ànd di ànd ba yàlla def moom moom oto boppam boo ma ci may continuer di ànd ak moom 23 ans ànd naa ko ak Pape Diouf kon lu ma leen wax ci Pape Diouf rek lu ma xam la te Sénégal ñu ci bari dañuy umpale Pape Diouf yaatu gi ci moom ak tabe gi ci moom ñu ci bari dañ koy umpale man mun naa wax ne Pape Diouf gisuma nit ko gën xol ci àddina ndax baax gi ci moom man gisuma ko fenn laabir gi ci moom gisuma ko fenn Pape Diouf dama koy wax sax naa ko yow xolu jigéen nga yor quoi parce que moom bëggul a gis nit kuy souffrir wala nit koo xam ne ni lu metti daf koy dal bëggu ko Pape foo ko jàmbate soxla tant que fajul sa soxlaam dandu na loolu moom wóor na ñëpp te li ma leen wax nii lu ma xam la ci moom parce que ba may ànd ak moom du tey te bëgg lu ko neexit du taxit ma koy waxal lenn loo xam ne ni defu ko ndax kenn ku ci nekk sa travail ba mel moom nga am li may wax nag yàlla moo ma ci doy seede mais du nit ku yàlla bind Pape Diouf nit ku baax la gisuma masuma gis nit ku mel ni moom ndax ay waajuram ni ñu mel Pape Diouf sax kuy lam-laamee baaxam dangaa xamul ay waajuram mais ay waajuram ku leen xam di nga xam ne xel ne Pape Diouf ni mu mel noonu la war a mel ndax papaam xam naa ko xam bu wér nekk ak moom ba ni ko fi yàlla jëlee yàlla na ko yàlla xare àjjana fil daw si muy paa bu baax a baax su may wax ci moom sax sama xol dafay tooy parce que mënumaa wax ci moom ndax paa bi bëgg gi ma bëgg ak ni ma meloon ci moom chaque jour dama wax naan yow yaay sama taaw ñuy ànd bu rafet ba ni ko fi yàlla jëlee yàlla na ko yàlla xare àjjana fil daw si yaayam it ñëw encore yàqu ci dara muy yaay càlla ñi nit ku baax a baax yàlla na ko fi yàlla baay moom fekk njëriñal Mohamed muy ab sëtam yàlla mën na ko yàlla defal Pape Diouf nag man ak baaxaayam naa ne su ma koy lim fii ba suba fii laay fanaan parce que li ma bëgg a wax yëpp du xaj ci vidéo bi ndax Pape yaakaar naa ne baaxaayam moo tax man ma nekk fii tey moo may indi Italie gii ma nekk fi di fi daan sama doole masuma réeroo ak moom it masuma ñàkk ba ñu déggante ak moom chaque 2 jours yu ne dañuy déggante téléphone
mu may laaj fii nan la mel ak affaire yooyu ma ne ko maa ngi fi tax mënuma góorgóorlu rek yàlla baax na chaque jour dañuy déggante nit ku baax la nit man mas Pape dama koy wax naa kan chaque jour rek yow xëy na way yàllaa ko tudd ci yow rek waaye way du sa métier ndax ni nga mel xol bu oyof bi ci moom gisuma ko ci kenn Pape li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu yàlla defal yàlla may ko disque d'or loolu laa koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal disque d'or boo xam ne ak njabootam ak jabaram ak ñëpp dinañ ci xaj yàlla mën na ko yàlla defal te Pape ñi mu jàppale fii bari na su ma koy lim fii laay fanaan baax nag laa xam ci moom wax dëgg yàlla baax laa xam ci moom mënumaa wax ci moom leneen lu dul baax mais li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ci barkeb Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. dégg Pape joyeux anniversaire au thème fort. Anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Ok, Pape Diouf, joyeux anniversaire, on t'aime fort et continue comme tu aimes toujours. Peace and love jarbaat on t'aime fort yow fii nga nekk si suñu ay biir xol te duy caaxaan salaamaaleykum. waa Pape maa ngi lay ñaanal joyeux anniversaire di la ñaanal di la wax happy birthday to you dundal ay ati at loo dund doyul Diouf dundal 111 ans sans ordonnance. Happy birthday encore une fois on t'aime très fort grand peace and love. tey sama doom ji joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Pape Diouf joyeux anniversaire. bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex Pape Diouf bés bu dellu si moo neex dundal ba say may du baax. Pape joyeux anniversaire on t'aime fort. Pape joyeux anniversaire thème fort. Pape Diouf joyeux anniversaire on t'aime fort. Pape joyeux anniversaire on t'aime fort. Joyeux anniversaire on t'aime fort. Plus fort.